asalaamaaleykum mbokk bant yi asalaamaaleykum mbokk waa Décopain ñu ngi dellu si waat ak yéen si seen émission li si biir peinture dalaloon fi ay kàngam yu mag a mag da la ñu daal di bàyyi ñu présenté rek balaa ñuy jàll ci thème bi incha allah vraiment si biir. asalaamaaleykum mbokk Décopain yi ci àdduna yi si Sénégal ñu ngi dellu si waat di waxtaan ak yéen ci peinture. ci li ci peinture comme ni ngeen moo ko xamee man maay Père Martin di responsable technique ci biir Décopain. jërëjëf merci beaucoup ñu jox kàddu gi Khalifa. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu sénégalais yi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi yëpp ak ñi seetaan seen chaîne YouTube bu Décopain man maa ngi tudd Khalifa nekk benn peintre décorateur. dëkk Thiaroye nekk élément Décopain. asalaamaaleykum mbokk Décopain maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen nuyu di leen sant man la Badou Sène ñu xamee ma ci base déco di artiste peintre décorateur bu mag ci fii ci Décopain waaw ma leen doon nuyu di leen sant pour ñu ñëw après ci débat bi pour ñu mën a débat mu ñu xool nan lay demee incha allah. waaw ginnaaw présentation bi dañuy daal di joxe rek thème bi comme ni ngeen ko xamee ku wax peinture dañuy daal di commencer rek ci fixateur yi ci Décopain ci gaamam bi am na ci ay fixateurs yoo xam ne moom ngay jiital ci mur bi tey nañu tànn ci benn muy Décofix mur neuf kon dañuy daal di jox kàddu gi rek Badou xam naa mu def introduction bi par rapport ak thème boobu. waaw salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di delloo ziar waaw Décofix mur neuf dafa nekk loo xamante ni pour préparation mur la bu fekkante ne pour façade la wala pour intérieur la yooyu yëpp daf ci am solo mooy lan su fekkante ne da nga bëgg sa mur solide am garantie bu baax dafay jar nga jiital Décofix mur neuf li tax ma wax loolu mooy day protéger mur bi ci taw bi ci soleil bi ak peinture bi nga xam ne moom nga ci war a def mun nga loolu boo ko defee mun na garantie peinture bi lu yàgg te du yàqu parce que boo ko defee day pénétrer ci mur bi day mel ni genre toile booy def boo xamante ni moom mooy nekk ci diggante mur bi ak peinture bi soo ko tegee mooy tax boo peinture bi day jàpp ci kii bi bu baax tey jii su tawoon du def dara loolu moo tax ñu andi Décofix mur neuf waaw lu am importance la parce que bu njëkk ba da nga daan gis gars yi dañuy jël Gilatex lañ daan jël daan ko weexalee mais comme que léegi affaire yi dafa avancé loolu léegi gars yi defatuñ ko bon Décopain daf ñu andi lu bees loo xamante ni pour préparation mur la boo xamante ni vraiment sa mur day garanti à 100% man def naa ko defati ko vraiment c'est ba pare day sakkanal sa peinture parce que boo ko tegee ci mur bi noonu boo ñëwee di peinture day lisse day mel ni lu am peinture boo xamante ni kii supposons boo doon def 10 peinture pot peinture mën nga utiliser 7 kon donc loolu am na solo waaw moo taxoon ñu ne nañ ci waxtaan quoi pour gars yi ngeen gën ko xam et puis ngeen essayer ko xool ba xam lan la leen jox incha allah xam naa ne bu ngeen ko essayer di ngeen xam ne jar na njëgam quoi et puis cherul quoi vraiment waaw. jërëjëf Badou ñoo ngi rafetlu leeral yooyu ngeen ci Décofix mur neuf xanaa ne dañuy daal di jox kàddu gi Khalifa Ndiaye aussi moom mu sànni ci ay kàddu. waaw asalaamaaleykum ñu ñëwaat di yokk ay leeral ci Décofix bi Badou doon wax muy Décofix mur neuf mu nekk loo xam ne dañuy wax ne dafay valoriser mur parce que li tax muy valoriser mur mu ngi mel ni doomu aadama nga war a sol yére te sanguwoo yaakaar naa ne yére bi lu mu cher lu mu rafet boo sanguwul gëdd ba du génn Décofix nag mën naa ne mooy liy sang sa yaram njàmpe ak saabu ba yére boo mën a sol mu génn valeur peinture pour mu am valeur il faut fixateur te fixateur bi moom liy njëriñam mooy mu boot peinture bi nga xamante ni mooy tegu ci kawam ba mu mën a am durabilité bu yàgg ci kaw bâtiment bi boo leen xoolee bu njëkkoon bâtiment yi ñu daan weexalee Gilatex ak peinture boo ci mënta teg da ngay gis ne da ngay dem ba benn jamono boo ñëwee di laal peinture bi da ngay gis ne soleil bi daf koy lor te loolu bokk na ci li nga xamante ni moom lañ seetlu ci mujjug jamono xam ne fixateur mënul ñàkk ci peinture boo demee bay peinture moom war ngaa jiital fixateur ndax fixateur tur bi rek dafa firi boppam
maanaam lu lay fixel la te comme que da lay fixel nit nag boo ñëwee di peinture yaakaar naa pour peinture bi fixé wu moo waral ngay jënd fixateur kon nag boo bëggee lu am fixateur bu baax mooy nga jënd fixateur mur neuf boo ko defee sa première couche gannaaw boo defee sa grattage préparer sa surface bu ñu fàtte tamit dépoussiérer parce que fixateur bi tamit du da ngay ñëw rek xoos rek teg babit yëpp da nga ko war a dindi xoos ba mu set nga ñëw teg sa fixateur gannaaw boo defee sa dépoussière nga teg sa fixateur nga bàyyi ko tamit mu imprégné wu ci mur bi parce que loolu da ciy solo parce que du da ngay teg ci tooyaay bi rek nga ñëw teg produit soit andi wala loo ciy teg da nga koy bàyyi benn durabilité boo xam ne dina ko am soit muy 2 heures wala 4 heures wala 6 heures ça dépend ci climat ba nga nekk ak ci zone ba nga nekk parce que loolu daf ci am solo parce que boo jëndee produit bu baax dafa am mode d'emploi bu ñu la ciy wax ne moom mooy tax mu satisfaire la comme ni nga ko bëggee tey soo ñëwee ci côté boo xam ne dafa am ay nappe d'eau foofu dafay sedd lu bëri nga ñëw teg ko rek benn 30 minutes nga commencé appliquer yaakaar naa di nga yàq njëriñu fixateur bi ndax moom da nga ko yebal ci mur bi pour mu fixé wu bootal la li nga bëgg a teg ci mur bi yaakaar naa liñ ci mën a wax bëri na daal. waaw daal su la déggee. fixateur wuute na ak peinture Khalifa. non bokkuñu parce que peinture mooy mujj peinture maanaam peinture finition la avant finition nag dafa am luy njëkk mooy comme ni ma la ko misaalee nit ki ak yére bi bokkuñu maanaam yow nit ki war ngaa ragg sa yaram ba boo solee yére mu mën a génn fixateur maanaam mu ngi mel ni dafay ragg bâtiment bi tey bâtiment bu manqué ciment saful raax bi saful li la mën a dimbali mooy nga am fixateur mooy tax tey loo teg ci mur bi mu mën koo téye te du am benn inconvénient mais su nekkee ne mur parce que du mur yëpp ñooy saf su nekkee mur bi dafa ñàkk saf ciment nga ñëw teg direct loolu da ngay gis ne day am ay problème kon fixateur dañuy wax ne c'est obligatoire ci bâtiment lu mënul ñàkk la waaw loolu lañ amoon luñ ci dolli. waaw Khalifa ñu ngi lay remercier ci leeral yooyu ngay indi daanaka am na solo lool di leen fàttali aussi ni émission bi mën ngeen ko suivre suñu chaîne YouTube wala suñu chaîne Facebook incha allah xanaa rek tey jii dañuy laaj Père Martin moom nan la gisee fixateur yi développé indi ndax suñu daan gis peinture weexal la daan gis est-ce que tey weexal boobu nu wute na ak fixateur bi ñuy wax nii. di kontaan bu wax ci sama gars yi parce que li ñu wax leer na ba nga xam ne pour teg ci dara day fekk day doon loo xam ne dina xëy na pour yaatal la rek waaye ñoom seen wax dëgg daanaka wax nañu lu bëri ci Decofix mur neuf bi man xëy na fi may jógee rek mooy fi ñu jógee ba tey ñu am ci Decofix mur neuf par exemple mun naa wax ne ñun laso nañu def nañu jël nañu laso jiital ko ni naan dañuy def impression comme ni ñu ko mën a waxee parce que Decofix mur neuf impression la primaire la te ku ne primaire wax li nga war a ji mooy li ñu war a jiital donc comme noonu la daan nañu def laso après bi ñu laso demee ba ñu indil ñu leneen ñu indil ñu vinyle laso ba nga xam ne daanaka laso la rek mais foofu rouleau lañ koy utiliser fële brosse waaw loolu xëy na mooy différence bi ba da ngay laq bi fekk laq nañ ko ba pare def ko de sorte nga mun ko def ak rouleau bi vinyle laso ñëwee ñu gis ne ba léegi taxul ñu am li ñu am li ñu lu baax loo xam ne mun nañu garantir suñu bâtiment yi ci la ñu commencé di jiital ci latex waaw ci latex la ñuy commencé di jiital di ko imprégner mais teewul ba léegi ñu gis ne miir yi ñoom ñu ngi gën a tooy rek waaw lay rek su si wàccee nga gis miir bi tooy xepp donc ñu gis ne loolu téew ko léegi jamono dox ba lu mel ni Decopin yegg si tey indil ñu lu ñu wax Decofix mur neuf waaw Decofix mur neuf nag mooy lii leen suñu techniciens yi wax muy Khalifa ak Badou li ñu leen wax ci Decofix moo ci nekk waaw c'est un produit vraiment boo xam ne tey daanaka nañu jàpp ne rek mënatul ñàkk ci bâtiment waaw mënatul ñàkk parce que ginnaaw tooyaay bi ñuy jooy ci bâtiment yi lay bi nekk na loo xam ne lu am doole la te luy daanaka luy yàq la ci bâtiment te soo defee sa Decofix mur neuf comme ni ko sama gars yi waxee impression yi primaire yi daanaka mur boobu su tawagul sa daanaka
soo peinturagul moom mun na commencer protéger sa bâtiment waaw loolu xanaa ñu mun ci wax di xaar di gars yi gën a yaatal ci leneen. waaw jërëjëf Père Martin daanaka su la déggee ñoom la dégg ngay wax ci wàllum laay yi kon Badou loolu dafa mel ne mënul ñàkk ci bâtiment daal. waaw loolu mënul ñàkk ci bâtiment parce que fixateur dafa doon loo xamante ni man pour man warul ñàkk ci bâtiment li tax warul ñàkk ci bâtiment mooy day fixé wu ci mur bi pénétré wu bu xasee ba pénétré ci mur bi peinture bi bu ñëwee mooy tax moo koy protéger day protéger peinture bi protéger mur bi supposons bu amee fer day tax laay bi du dem ci fer bi brique yi tamit du fa yegg xam nga yooyu yëpp du fa yegg parce que fixateur bi moom moo tax bu xasee ba accroché wu jeex na supposons bu waroon durer 10 ans mën na def 20 ans loolu mooy et puis mën na dem intérieur extérieur supposons des fois da nga gis côté yoo xam ne day am nappe d'eau boo ko xoosee ba mu baax mën nga ko si def après def sa enduit colle genre demee noonu mais da ngay am lu rafet quoi. kon daal su la déggee moom day bootu ci biir mur bi. day bootu voilà day bootu ci kaw mur bi moom moo koy protéger mooy protéger briques yi di protéger fer yi parce que bu xaasee ba accroché wu moom jeex na. léegi moom su bootoo ci mur bi est-ce que peinture bi di ñëw dina mën tegu ci ginnaaw. loolu peinture bii ñëw nag loolu mooy tax muy mën a bootu ci kawam mais il faut que mu doon peinture bu nekk qualité bu amee boo si defee peinture boo xamante ni qualité la moom macha allah mën na dem lu yàgg du def dara mais waxuñu la nga def sa fixateur def sa kii ba pare jël ay bas de gamme di ko si def parce que peinture extérieur la ñu wax dafa war a nekk loo xam ne day bari colle comme Decotex extra waaw loolu moo tax mu am solo quoi. d'accord jërëjëf Badou di leen fàttali toujours ni seen émission bi di si biir peinture mën ngeen ko suivre si seen réseaux sociaux yi à travers Facebook et YouTube léegi daal di joxaat kàddu bi rek Khalifa xool lu ñu si yokkal ci Decofix Mur Neuf. waaw ñu ngi am luñ ciy tegaat beneen touche buñ ciy teg comme ni ko suñu naataango yi waxee maanaam Decofix Mur Neuf moom buñ ci doon wax fii ba suba du jeex parce que comme niñ ko waxee rek dafa nekk loo xamante ni mënul ñàkk ci bâtiment du ci façade kase waaye façade ak intérieur lépp dafa war a laal Decofix Mur Neuf ñi ko gën a itteewoo nag mooy ñi nga xam ne dañoo nekk ci zone humide ak ñi nga xam ne dañoo dëkk ci boori géej parce que géej jamono bu nekk ku fa dëkk xam nga ne suba teel bâtiment yëpp dafay tooy parce que liy génnee ci géej gi day nekk ci bâtiment yi boo leen xoolee zone yi am géej bâtiment yi fa ne yëpp te amul fixateur da ngay gis ne seen bâtiment yi yàqu na comme ni ko Badou waxee parce que bâtiment yi li tax muy yàqu mooy amul Decofix Mur Neuf su amoon Decofix Mur Neuf lay boobu nga doon wax sànq du accès ci fer yi. couche de protection daal lay daal di nekk. waaw couche de protection lay nekk parce que bu ñëwee moom day observé wu ci biir mur bi te bu duggee ci biir mur bi mooy tax ba lu ñëwati moom moo koy baare maanaam day mel ni garde corps moom garde corps la ci bâtiment bi kon loolu nit ñi war nañ ci bàyyi xel yeewu ci bu baax loolu tax ñu ci yee nit ñi pour ñu xam njëriñu fixateur ci bâtiment tey boo gisee ci côté ñi dëkk ay Géejawaay Malika Malibu da ngay gis seen bâtiment yi ñu ci bëri ku ci laal fixateur da nga koy xam ku laalul fixateur boo rombee da ngay xam ne lii amul fixateur kon ñooñu ñoo war a gën a songu fixateur bu dee seen peinture yi xamuñu ko ñu dem ci ñi nga xam ne ay technicien lañ ñu laaye lañ ci biir ñu mën a jëfandikoo Decofix parce que loolu warul ñàkk ci bâtiment Decofix moom warul ñàkk ci bâtiment waaw loolu daal xam naa ne loolu ñu amoon luñ ci dolliwaat. d'accord kon daal mën ngeen ni muy accroché wu ci mur bi noonu lay nekkee aussi couche de protection à l'extérieur comme genre daal rôle qui étanchéité les jeux. bien sûr parce que tey jii nii boo jëlee terrain bu cher nga jënd ko gannaaw ba nga jënd terrain bu cher jënd ciment xam nañ ni ciment dafa cher nga jënd ciment bu cher jënd fer jënd béton bu fer béton armé nga ñëw tabax sa kër ba toll ci peinture nga ñëw jël benn waaye mu ñëw jël bas de gamme diwal la ci mooy yàq nga sa investissement. te investissement boo ko defee da nga ko war a protéger comme ni ngay jëndee oto mu lay dawal di la verser ngay def maintien kon tamit bu nekkee bâtiment la nga investir si jël ci ay millions yu bari def ci war ngaa mën a jël loo xam ne mën naa ne ceer la ci li nga tabaxee pour investiraat ko ci biir bâtiment bi ndax loolu day tax mu am long terme. d'accord jërëjëf Khalifa dégg ngeen la kon daal
daanaka Decofix mur neuf mënul ñàkk ci mur. te aussi protection la si investissement bi nga jot a def. xanaa dañuy daal di ñëwaat ci Père Martin rek moom mi nga xam ne par rapport ak expérience bi mën nañu wax ci yenn bâtiment yoo xam ne dunduñu problème boobu yi nga xam ne daaw yoon am ay Decofix daal. loolu moom soo ko waxee dafay nekk loo xam dañ koy mun a wax bu baax surtout niveau comme ni ko Khalifa waxee côté kër yi nekk booru géej waaw kër yi nekk booru géej wax dëgg soo xoolee sonn nañu daanaka kenn du tabax am 20 ans ak sa kër waaw li koy waral nag ñu bëri da ngay dégg ñu naan la fer bee baaxul ak ciment bee saful ak yooyu yëpp mais ndekete yoo daa am lenn lu manqué woon ci bâtiment yi ci peinture te daañu ko ci def parce que peinture ndekete dafa am yoon te su fekkee da nga bëgg a protéger sa bâtiment da nga war fexe tout ba du naan ndox waaw parce que en réalité nag defe naa li sama naataango yi wax fii yëpp ci loolu lañ ci jublu aar seen bâtiment yi ba du naan ndox parce que bâtiment bu dul naan ndox rek gën la yàgg waaw xam nañu ndox dooleem nu mel day gajafal waaw donc ma yaakaar ne rek Decofix daal gars yi technicien applicateurs yi mooy les peintres war nañ ko jël def ko seen mbir waaw boole ko ci seen bu baax ci liggéey yi. waaw waaw wax dëgg comme ni nga ko waxee noonu sa moo am peinture wax dëgg protection la comme ni ko Khalifa waxee léegi Badou jiitu na ko ci mooy daanaka xam nga ku la lu la aaral sa bâtiment aaral la sa béton kii aaral la sa xaalis sa investissement parce que da ngay jël def 100 millions ci benn bâtiment wax dëgg en moins de 20 ans nga gis bâtiment bi commencé kii parce que dafa am loo xam ne moo ko war a protéger te nekku fa. waaw tu vois donc léegi ñu bàyyi xel ne wax dëgg Decofix daal Decofix les résines fixatives comme Decofix daanaka mënul ñàkk ci bâtiment mënul ñàkk ci peinture moo war a jiitu waaw ci loolu man dinaa kii sax parce que xam naa Khalifa dina ci war a mën a ñëw Decofix su fekkee def nga ci biir bëgg a def ay finition loo yaakaar ne li ñu yaakaar ne mun nañ ko si def parce que ñoom sont les techniciens applicateurs ñun dañuy produire rek ñun les techniciens de Decopin jox leen de bons produits waaw kii tette leen ci explique wax leen mais les techniciens ñoom ñi nga xam ne ñoo koy laal def naa dinañ ñu gën a yaatalaat ci Decofix mur neuf ci biir finition suñu commencé war a def finition. waaw daanaka Père Martin doon tënk loolu si expérience bi nga am xanaa balaa ñu jàllaat si Badou rek dañuy profité ci Khalifa laaj méthode d' application Decofix bi aussi suñu mënee firil lan mooy mur neuf en tant que tel. waaw mur neuf moom bu ñu ko waxee mooy mur bu bees maanaam loo xam ne dañ ko tabax raax bu bees amagul dara ci peinture mooy mur neuf waaw moo tax ñu ne la Decofix mur neuf waaye mode d' application bi moom bëri na lu mën a jëriñ du mur neuf kase tey jii mën nga def sa enduit ba pare def ko sous boo poncé ba pare dépoussiéré mën nga def sous-couche bu la neexee ak Decofix mur neuf daf koy accepté waaye li ci gën a am solo mooy mélange bi parce que nekkul ne da ngay jënd benn siwo 20 kilos rek ñëw jël 5 litres ndox def ci biir parce que loo xam ne fixateur la te luy aar la loo gën a yokk ndox bi da ngay wàññi doole bi kon maanaam mélange bi bu ñuy wax sax temps normal dañ naan nañ ko mélanger ba mën a daw ci rouleau bi normal nga xam ne boo ko defee ci mur bi mu leer na la mur bi am na garantie à 100%. waaw loolu muy jël ndox bu bëri. non parce que résine bu bëri ndox rek mooy yaa ngay yàq résine bi lu ndox bi gën a bëri rek yaa ngi gën a wàññi doole résine bi kon bu nekkee yow da nga ñëw pour renforcer mur bi yaakaar naa waroo cee def luy yàq doole ba waaw loolu daal am nañ luñ ko ci doon dolli loolu lañ ci doon dolli. waaw jërëjëf Khalifa ci leeral yooyu noonu ñu ngi utiliser Decofix bi xanaa dañuy daal di jàll ci Badou rek di nga laaj si yan support la mën appliquer li ñuy woowee Decofix mur neuf bu Decopin. waaw Decofix mur neuf mën na dem ci surface yu bëri mën na dem ci BA13 mën na dem ci mur bu bees mën na dem ci mur ancien bu la neexee mën nga ko def tamit ci plâtre faux plafond plâtre yi mën na ci dem mën na dem ci bois mën na dem ci sol
ñu bëri dañ koy def en général seen sol balaa ñuy def ay époxy ak yooyu noonu daf ci am solo. kon daal su la déggee dafa mel ni fépp fu peinture di dem rek. mën na fa dem waaw mën na fa dem mélange bi tamit am na ci solo comme Khalifa lu mu wax du da ngay ñëw rek jël sa ndox sotti ba mu léger nga def parce que boo ko defee da ngay wàññi doole col bi et puis surtout si côté géej la plupart pour man si côté géej waroo ko sax def ndox pour mu gën a solide mu gën ko may doole si côté géej surtout yooyu nga xam ne dafa jege géej loolu am na ci solo quoi. kon li ñuy dégg ni moom dafa am doole. waaw doole. est-ce que tey jii su ñu jëloon ay produits bas de gamme comme Jurades est-ce que mën nañu ko boole Decofix pour mu renforcer. maanaam boo xasee wax ne Decofix dafay aar miir boo aaree miir bi peinture bu mu mënti doon mën na ci tegu mais dañoo taamu haut de gamme. bas de gamme mën na ci tegu mais durabilité bas de gamme ba moo dul yàgg mais ba léegi doo jot miir ba liy waral bas de gamme baaxul ci façade mooy bu ko naaj bi jàppee lu yàgg dafay dee boo ko laalee mu lay tax loolu tax ñu koy bëgg di dugal. extérieur waaw dina mën a jël ci intérieur bu dee extérieur moom taamuwuñu ko si mën na def benn kii mais du diire. waaw mais su dee ci façade. comme li ma wax bu dee ci façade nga am haut de gamme moo gën mais bu dee intérieur la bu la neexee mën nga ko def waaw parce que doole yamul quoi waaw doole yamul effectivement waaw xel nangu na ko quoi. comme boo xasee ba teg fixateur ci mélange bi nga ko war a mélanger mu baax nga fixé bâtiment bi ba bâtiment bi garanti n'importe peinture bu la neex mën nga ko ci teg mais yow yaay xool bu nekkee bëgg nga lu am durabilité bu yàgg ñu ne la ñu taamul haut de gamme ndax mu mën a yàgg mais boo ci defee bas de gamme it da koy boot mais bas de gamme bay tegu moo dul yàgg ci peinture bi d'accord waaw ci mur bi waaw. léegi li ci gën a am solo mooy boo ko defee surtout sur intérieur boo ci naree def peinture bi nga ci war a utiliser du bari parce que day fekk fixateur bi kii na ko ba pare loo ci def day liis du pénétrer quoi du naan lu bari loolu tamit rendement ba la boo xamante ni gars yi il faut que ñu xam ko. waaw kay jërëjëf Badou jërëjëf Khalifa ci leeral yooyu xanaa dañuy daal di jox rek balaa ñuy tëj vraiment tey mu ñëwoon ñu ci caractéristique technique yu produit bu ñuy woowee Decofix Mur Neuf. côté technique u Decofix Mur Neuf mooy li ñuy kii Decofix Mur Neuf si on parle techniquement c'est une résine la boo xam ne dafa am doole doon na résine boo xam ne c'est utilisé pour la fixation ça veut dire moom day dem dugg ci mur bi et puis geler day geler parce que day infiltrer mur bi ba topp ba raax bi daanaka fu mu yem lépp luy pooru mur bi yëpp daf koy infiltrer donc ça c'est l'aspect technique te si côté rendement yi dañuy jàpp ne en moyenne parce que si ñuy joxe rendement dañuy joxe en moyenne le litre mun na yóbbu ba 10 mètres carrés tu vois su fa nekkee kii en une couche loolu mooy rendement yi léegi ñu wax la comme ni ñuy wax dilution bi aussi dañ leen ne ça peut se diluer à l'eau mais à 10% bi mooy su fekkee da nga am xandi wu 20 kilos 20 litres donc te 2 litres ndox nga ciy def 2 litres ndox su ko defee li ngay rouleau bi mun a daw rek mais su fekkee ne nag lu gën la presque daanaka résine yëpp dañ la ko yóbbu prêt à l'emploi li gën mooy nga mélanger ko soo yoree mélangeur soo ko mélanger ak mélangeur léegi aspect liquidité boobu sa day dikk waaw bu boobaa mën nga ko def direct comme ni ko technicien bi wax léegi Badou ak Khalifa ñu bàyyi xel ci loolu parce que li ko tax a jóg mooy fixation bi rendre étanche le support loolu moo ko tax a jóg waaw loolu ñu bàyyi ci xel loolu suñ ko respecté rek données techniques yooyu day tax nga am vraiment li tax ñu defar produit bi mooy protéger sa bâtiment. est-ce que tey jii produit bi disponible na ci peinture ak ci sénégalais yi nga xam ni bëgg nañ ko. waaw Decopin moom produit bi di parce que à Decopin c'est un produit phare Decopin moom tous les peintres yi ñëw foofu parce que ñi nekk au niveau de Decopin di kii ci showroom yëpp sont des technico-commerciaux ay technico la ñu ça veut dire ñoom ñëpp ay applicateurs la ñoom ñëpp xam nañu peinture bi ñoom ñëpp dañuy liggéey ay peintres la ñu en général
léegi ñoom tamit soo ñëwee ci ñoom dinañ la mun a conseiller mun la ko vraiment expliquer lépp li ñu waxtaan fii waaw donc c'est un produit boo xam ne qui est là qui est accessible parce que dafa nekk un produit phare ci biir kii parce que production bi moom Decopin du produire sans respecter les normes waaw moom normes yi lay suivre. bien sûr. ok jërëjëf Père Martin ñi rafetlu leeral yooyu noonu daanaka muy Khalifa di Badou di Père Martin yëpp jot ñu ñëw si njëriñu Decofix te aussi disponible na si showroom yi nekk Sénégal gi yëpp xanaa balaa ñuy jàll rek ci beneen thème day fàttali ni résine fixative bi Decopin du Decofix 1009 fi ko ci am na si yeneen bu ñuy woowee Decofix 1000 ancien wala Decofix wala Decoprix xam naa daal ci émission yi di topp dañ siy daal di ñëw gën si indi ay dara di leen rappeler ni seen émission li si biir peinture mën ngeen ko suivre si seen chaîne YouTube Decopin SN wala seen chaîne Facebook Decopin SN aussi. te aussi abonné da ciy baax ndax day tax bépp vidéo bu ñu dugal rek muy peinture muy client di ngeen ko mën a jot ba xam lan mooy njëriñu Decofix yi ak aussi Decopin yan gamme la indi ci marché bi daal di leen remercier bu baax a baax ba beneen.